mbokk yi jërëjëf dal leen jàmm ci suñu jotaay point corona ni ñu koy defee bés bu ne waxtaanee li xew ci réew mi xew ci àdduna bi yëpp ndax bàyyiwul benn réew tey situation wu Sénégal waa Kër Docteur joxe nañu ko dinañ leen ko fàttaliwaat léegi du ñu tàyyi ci fàttali leen li nga xamante ni mooy musal askan wi ku ne nag mën na ko du ñu tàyyi itam ci di leen ko wax guléet ñu ne jàngoro jóg na. te li ciy musal nit ñi aajuwul ci poos bu diis aajuwul ci borom daraja aajuwul ci koo xam ne nii sax amul yitte li ñu ciy musal ku ne mënal na ko boppam te bu ñu boolee li ku nekk defal ko askan wi bu ñu ko dajalee ñun ñëpp muy la somme des gestes barrières dinañu mucc ñun ñëpp. loolu moo tax ñi texet ci askan wi wax dëgg fa yàlla war nañoo xoolaat seen bopp ndax texet gi baaxul dem nañu ba tey communication dafa war a yegg ci. ñu fexe ba ñi nga xam ne jëfeewuñu ko ñu am kersa bu ñu nekkee ci mbooloo mi ndax bu ñu nekkoon ci mbooloo mi ñëpp jëfee li nga xam ne nii moom la ñuy wax xëy na ki nga xam ne moo xool boppam xam ni kat moom rek moo deful li ñu santaane lu mel ni ki nekk ci mbooloo solo masque mbooloo bi ñuy wax mooy li mënta ñàkk ndax tey dakkal nañu lu bari li mënta ñàkk mooy dem marché wuti loo dund daw duggaat ci kër gi bu ñëpp doon dem ci marché ku nekk takk masque ndax wax nañ ni masque yi dana tax doo wàll jàmbur waaye bu kenn wàllul kenn xanaa yëf yi jeex kenn dootul wàll sa morom loolu jar naa sant yàlla muy jàngoro joo xam ne li ñu ciy musal ku ne mënal na ko boppam ñi am mbégte di fi dalalaat ñoo xamante ne xëy na soxla nañu leen ci waxtaan wi ndax am na wàll wuñ ci yor te ci jotaay bi ñu bëri jaar nañu fi yëkkati fi loo xam ne seen yitte la jàmbat la yoo xam ne suñu gan yi tey ministre yi fi toog ñoom ñoo ko yor ñu bugg leen ci déglu ci kaddu président de la république ndax moom moo yëkkati programme de résilience économique et sociale bi mu ne bu ñu jógee ci lii mooy taxawu Sénégal mooy sauver Sénégal bu ñu nee sauver Sénégal mooy taxawu askan wi defaraat wàllu wér-gu-yaram ba mu baax koom-koom gi ñu yëkkati ko ci ñeenti axe la programme de résilience économique bi taxaw duma ci sori ndax suñu gan yi ñoo ñu gën a yey pour leeralal ñu ko tey dinañu dellu siwaat ci loolu yëpp messieurs les ministres Dame Diop ministre de l'emploi de l'artisanat et de la formation professionnelle dalal jàmm. jërëjëf Abdoulaye maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu suma naataango madame la ministre Zahra Iyane Thiam du nuyu sénégalais yi ñuy seetaan yépp ci biir Sénégal ak ci bitim réew am yaakaar que waxtaan wi dina yokk ku nekk ci ñun yi ñuy seetaan ak ñun ñi ci suñu bopp pour que ci mu gën a gaaw ñu mën a xeex jàngoro ji mu jóge fi incha allah. li tax ma njëkkee la dama cëralee sa jigéen bi nga xam ne ni moom nga jàkkaarloo muy madame la ministre Zahra Iyane Thiam. ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire ngir mu njëkkee kàddu gi bu ñu xuusee ci waxtaan bi madame la ministre dalal jàmm. jërëjëf Cissé maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci invitation bi di nuyu waa groupe bi yëpp di nuyu aussi sama naataango le ministre Dame Diop di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan yëpp moo xam fii la wala bitim réew. madame la ministre ñaareelu conseil des ministres mu ngi nii président de la république ne leen na ku nekk toog fa nga xam ne fa nga nekk. moo xam sa bureau la sa cabinet wala yàgg say collaborateur ñu def ko en visio ngeen di gisante di déggante te kenn fekkiwul sa morom mu mel ni ki geste barrière la boo xam ne gouvernement mu ngi koy doxee lan mooy quotidien wu ministre ci jamono ji nga xam ne nee nañu na ku nekk toog te ñu xam programme ministre ay audience la recevoir dem di jiite ay ndaje donte ndaje yi wàññeeku luy quotidien wu ministre bi nga xam ne ni moom nga doon. waaw jërëjëf Cissé ma bamtuwaat sant beeg gërëm bi. di rafetlu également kàddu yi nga dooree émission bi ndax dafa am solo ci jamono yu mel ni kenn ku ne mën a ñaax moroomam nga wax ci kàddu bu ma neex lool da nga ne duñu tàyyi loolu war nañ ci appesantir bu baax a baax tey xam ne fii feebar bi toll ñun ñëpp kenn waratul tàyyi ci dara loolu benn la beneen bi aussi mooy rafetlu vraiment taxawaayu presse bi ci jamono ji nga xam ne ñi ngi bay seen waar lool ci sensibilisation ak information bi nga xam ne am na solo ci xeex bi ñuy xeex lii di coronavirus ñu koy wax Covid-19. même aussi ma souhaité suñu mbokk chrétiens yi bonne fête de Pâques. ñu ngi ci door a génn tey la lundi de Pâques. ñu def 40 jours yoo xam ne ñaan nañ ci sellal nañ ko. loolu aussi ñuy ñaan suñu borom ngëneel li nga xam ne ñaan nañ ko mu wàcc ci réew mi wàcc ci àdduna bi quotidien wu ministre nag waxuñu ñu nañ toog
xëy na après sama collègue Dame dina ci ñëw mais li ñu wax ministre mooy tey ngeen war a gën a taxaw ndax boo gisee taxawaayu askan bi ci mesures yi nga xam ne président de la république jël na ko bépp membre gouvernement rek waratul toog te alhamdulilah tooguñu ñëpp a ngi ci waar bi kenn ku nekk di seet li méngoog li feebar bi laaj ndax feebar bi comme niñ ko fàttalee moo ne lépp lu jëm ci wàllu ngeen di dajaloo na ngeen ko moytu ndax transmission bi walla contagion bi mën na ci gën a jaaree gaaw ak yeneen geste barrière yi nga xam ne yëpp wax nañ ko fi jàpp naa ne nit ñi xam nañ ko ma bañ ci dellu siwaat mais li ëpp solo tey mooy ñun en tant que gouvernement aussi nan lañu taxawoo walla lan mooy suñu taxawaay ci jamono ji ñu nekk taxawaay yi bëri na wax nga ko président de la république xoolaat na format conseil des ministres bi léegi ay visioconférence la ñuy def kenn ku nekk ci sa bâtiment man ci bâtiment bi ma ne maa ngi bokk ak le ministre des mines ak le ministre de l'élevage ñooy àndandoor ndax ñoo bokk daanaka bâtiment ñi ngi nekk au niveau des sphères Ousmane Tanor Dieng bi nekk Diamniadio am na yeneen ministre yu nekk feneen loolu benn la beneen pàcc bi mooy ci organisation interne ni ñu taxawee ci biir ministère yi am na service yoo xam ne dañuy def li ñuy wax roulement maanaam day am département yoo xam ne dañuy xool permanence benn walla ñaari nit ñoom ñooy ñëw assurer permanence bi pour une semaine après beneen semaine bi ñeneen ñëw su ko defee nit ñi liñ doon dajaloo lu bari dootuñu ko dajaloo lu bari ñuy dem ak a ñëw ñu respecter mesures barrières yi leneen li nga xam ne également am na mooy organisation bi ci biir service bi donte am na ñu ñëw ak ñu ñëwul mais ñoom dañuy jokkalante seen biir à travers l'internet wala à travers yeneen xarale ñu ngi def ay conférence Skype ak leneen pour continuer liggéey bi loolu lépp nag laata ñuy def organisation boobu dañu def suñu plan d'activité ci at mi ñu ne xam nga dañu tàmbali woon li ñuy wax budget programme ci at mi yépp da nga doon wax lan mooy sama ambition yan action laa war a def pour atteindre sama ambition ak ñaata ci alal laay soxla pour dugal ko ci te action bu ci nekk da ngay wax activité yi nga ci war a def yépp ba atteindre objectifu action loolu lañ doon wax budget programme donc loolu bi ñu ko defee aussi daf ñu jox li ñuy wax DPPD nga xam ne document de planification yi nga xam ne moo ñuy permettre ñu am une vue d'ensemble si li ñu war a def yépp ci at mi loolu aussi bi feebar bi ne këtt na jonn dañu def li ñuy wax planning de travail sur l'année wax objectif majeur yi ñu amoon yépp ñu répertorier ko répertorier ñoo xam ne ñoom ñooy diriger action bu nekk ba pare ñoom ñu tojaat action yi seet luñ ciy soxla waxtu bu ne buñ ci tolloo lan lañ ci war a def méngale ko nag léegi mesures yi nga xam ne am na parce que waxtu liggéey yi moom wàññeeku na wax ku doon ñëw service nga fekk fa fukki nit wala fukk ak juróomi nit te léegi ñaari nit nga fay fekk forcément production day gën a yéex donc ralentissement boobu dañ koy jël en compte xool également maintenant par rapport ak effet yi nga xam ne feebar bi commencé na ko def ci secteur bi yan réponse la ñu war a indi dans l'immédiat ak sur le long terme si vraiment si gàttal noonu lañ def adapté wu nañu ci feebar bi li mu laaj te gis nañ aussi ne liggéey bi mi ngi jaar yoon même bu yéexee daanaka lu ci bari wàññeeku wu ci lu dul ci ñu daje wala ñu def ay descente comme ni nga ko waxee ndax des fois dañuy def beaucoup de représentation dañuy dem ci terrain bi giseek nit ñi giseek acteurs yi loolu moom wàññeeku na bu baax a baax mais liggéey moom li racinu liggéey bi mi ngi fi te ñu ngi koy def ni mu waxee sous la vision éclairée du président de la République. Monsieur le ministre Dame Diop est-ce que li Sénégal yi di dund moom ngay dund ci couvre-feu ci ne nañ wàññi yitte yi nañ wàññi saafonte bi xam nañu ci këru ministre yi très souvent audience su ngoon yi moom lu ci yàlla xam doy na surtout yéen ñi nga xam ne ni am ngeen baat ci wàllu politique recevoir militant yeeg yooyu am na jotaay boo xam ne bokkoon nañu ko fan yee bu yàggul ci rajo bi waaye gëm naa ni feebar bi ni nga xam ne amul tànneef alkaati yi noonu la ñu mel ndax ba ñu jeexalee jiit leen dañu fu ma alkaati yi taxawee pour laaj ma këyit taxawal nañ la yeey bon
souvent nag yaa ma doon njëkk a dem waaye loolu ci barke bi la ak xëy na ndombal baat bi mais terewul vraiment amuñ ci woon xejj ak seen ci oto bu ñu gis nga ñëw est-ce que ni ko Sénégalais yi di dundee noonu nga koy dundee en père de famille en responsable ak ki nga xamante ni peut-être am na loo xam ne wàññi nga ko manqué na naka ngoy dundee. jërëjëf Abdoulaye ni ko Sénégalais yëpp di dundee nga koy dundee léeg-léeg sax mu gën a tar. ndax ñun su yàlla dogalee ñi bokk ci ñi bokk ak njiitu réew mi di ko jàppale ci liggéey bi dañoo war a jiitu ci lépp jiitu ci liggéey bi mu dox lool waaye jiitu aussi ci joxe exemple parce que ñu ngi koy wax souvent geste barrière yi nit ñi dañuy war di ko fàttali di joxe sax en exemple suñu bopp ni ko président de la République defee ñu wane ko muy raxas loxoom di joxe ay takk masque loolu ñun tamit war nañu donc te loolu day tàmbalee ca bureau ba fa ngay liggéeyee ci réorganiser waat liggéey bi en fonction feebar bi nu mu mel ni mais ci njaboot gi aussi parce que njaboot gi tamit dañoo war a nekk ñoom it ay modèle ci geste yi nga xam ni geste barrière yi nga xam ni moom la ñuy digalaate ci bañ a génn toog ci kër gi mais aussi di joxe seen bopp en exemple parce que su yàlla dogalee nga bokk ci ñiy liggéey jege njiitum réew mi di liggéey jàpp naa ne moo tax nga war a nekk. donc ci geste barrière yi respecté aussi couvre-feu yi respecté wu bien que xëy na sax ñun am nañ ay autorisation moo lay permettre soo amee urgence nga mun ko dox comme keroog bi ñu tasee ci émission bi mais du càgge ne da nga ciy war a ëppal donc lii am solo rek mooy yow sénégalais nga d'abord père de famille nga responsable nga ci dëkk bi donc lii xeex bi nekk xeex bu xam ni xeex bu am bu ñëpp war a dugal seen loxo la parce que lu am la lu metti la xëy na nañ ci dugg ci biir waxtaan wi Sénégal yëpp war a xam ne président o ministre o muy keneen feebar bi daf la war a yitteel parce que lu sérieux lu am la da nga xam ni lii waa kër docteur wax ci saafoon dox suñu diggante ak feebar bi ñu mën ko wàcc ñun ñëpp donc en bon père de famille en sénégalais aussi ñu ngi essayer que li nga xam ne nii war nañu ci moytu feebar bi ci digale ci wane ko en exemple aussi ñu ngi ci. may fàttali nii sol masque yi vraiment yemul ci kàddu rek da ngeen di faral di gis ñu ak suñu invité sol ñu masque ci plateau parce que am na leneen loo xam ne aussi mooy wutu masque yi léeg-léeg mooy distance sociale bi nga xam ne moom la ñuy def gis ngeen ko am nañ distance suñu mais ministre yi dañu yegg si ak seen masque ñu nit bu ñu yegg si vraiment dañuy sol masque wóolantewuñu suñu biir ñaaw njort baax na ci jàngoro ji voilà loolu ñu xam ko noonu lay demee fii bu ñuy dem dañuy salaat seen masque dem doxi seen yitte ñu fàttali situation wu jàngoro ji Sénégal bi mu xëyee tey mu ngi ci 200 nit ak juróom-ñeent fukk ak benn yoo xam ne doomu jàngoro jot na leen a dugg sant yàlla nag ndax buy am ñu muy dugg am na ñoo xam ne yàllaa ngi leen defal tawféex ba ñu wér ba waa kër docteur yeewi leen am na 100 nit ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett yoo xam ne wér nañu li muy tekki mooy ñi wér moo ëpp tey ñi nekk ci loxo kër docteur ñu leen di toppatoo am na ñaar ñoo xam ne yàlla def na mujj nañoo faatu waaye li ëpp solo mooy situation wu àdduna bi réew yi ëpp doole Sénégal ci wàllu koom-koom ak lépp jàngoro ji ëpp na leen loxo boo xoolee àdduna bi millions yi doomu aadama ñu ngi dàqee 2 millions yi fi mu toll millions yi doomu aadama ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk am nañu ko lu toll ci téeméeri junniy nit ak fukk ak ñeent ñàkk nañu seen bakkan kon ñu xam ni lu caaxaan nit ñaa ngi dee te feebar bi moo leen di rey réew bi ëpp doole ci àddina bi tey jàngoro ji ëpp na ko loxo muy États-Unis ñuy fàttali toujours jàngoro ji mu ngi dugg le 1er mars ca New York mu ngi dugg fii Sénégal le 2 mars nattable bi foofu la yem ndax li ci tegu moom sañuñ koo wax sax New York gis ngeen ko bés bu ne ay junniy nit yu ñàkk seen bakkan la ñu fay wax kon ñun am nañu lu ñu sant yàlla waaye nag nattable bi na yem foofu xëy na aussi li ñuy def fii ak li ñu moom ak li ñu am moo ñu ko yóbboo ñu ciy sant waaye dafa di feebar bi bu weesoo wàllu wér-gu-yaram li mu tënk àddina bi ak def ko ci wàllu koom-koom moo jaaxal ñëpp tey ndax lépp taxaw na lu ëpp 3 milliards doomu aadama ñu ngi leen confiné ne leen bu leen dem bu leen dikk réew mi ëpp nit ci àddina bi Inde moom daa tëj lépp alkaati yi boolewuñ ci caaxaan kenn du génn mu tënk it koom-koom mu tënk dundinu nit ñi ndax lu ñuy sàq tey pour ëllëg amuñu ko
te bu yitte yi taxawee xëy na am na ñu bari ñoo xam ne du ñu dund loolu moo tax jàngoro ji mënuñu ko ñàkk a jàngat ci wàllu lu muy def ci suñu dundin rawatina ci koom-koom monsieur le ministre Dame Diop da ngaa yor secteur boo xamante ni wax dëgg fa yàlla ñuy ëpp ci Sénégal ci la ñuy góorgóorlu bu ma jëlee benn rek ci nga yor muy artisanat. Artisanat nag boo ko déggee mooy taaba yépp li ci gën a gàtt mooy menuisier yeeg mbaari tëgg yeeg yëpp wuude yeeg ñëpp ci la ñu bokk. te ñooñu tey xëyatuñu bu ñu xëyee it gisuñu nit est-ce que yaa ngi suivre situation wu ñooñu nga xam ne yaa leen yilif ak seen yàqare fu mu toll tey. waaw jërëjëf nga may ma mu nuyu aussi artisans yi nga xam ne ñu ngi seetaan yëpp ci biir Sénégal ak ci bitim réew. wax nga dëgg feebar bi gàllankoor na këru liggéeykaay yëpp waaye rawatina wàllu artisanat parce que ñooñu mooy ñi nga xam ne nii ñi ci ëpp dañ daan xëy dem ci atelier bi liggéey bu ngoonee ñu am lu ñu yóbbu seen kër bu ñu teree nag dajaloo bi dem beeg dikk bi dafay gàllankoor seen liggéey loolu moo tax ñu jàpp ne ci biir ministère bi ñu ci liggéey ak artisans yi di leen topp bu xool liggéey bi yàqu-yàqu bi fi mu toll mais surtout xool aussi nan lañ leen ci biir programme bi nga xam ni moom le président tënk nan lañ leen mën a jàppale ci liggéey boobu ci ñaari fànn rek bi ci njëkk mooy ci jàppale ci wàllu dund gëm naa ne tey artisans yi ci sénégalais yi lañ bokk dëkk ci communes yi ci gox yi ak ci gox-goxaan yi donc tey su président décidé ci biir programme bi jàppale sénégalais yi ci dund jàpp naa ne dina laal ay artisans mais ñu ngi liggéey aussi ci biir ministère bi ak suñu yenn partenaires yi pour xool naka lañ mën a jàppale artisans yi nga xam ni ñoom la mbas mi gën a laal loolu tamit ñaari programme yooyu ñi nga xam ni moom la ñuy liggéey ci biir ministère bi commencé nañ ko sans compter aussi gunge leen parce que tey masques yi jàpp naa ne comme ni nga ko waxee jaratul ñu koy jëggaani bitim réew parce que artisans yi ñu ngi liggéey ay masques yu mucc ayib yoo xam ne nii waa Kër Docteur nangu nañ ne masque yi la yu nit ñi mën a sol mun ci protéger seen bopp donc ñu ngi ci am programme ak ñoom. wàllu boobu organiser nañ ko parce que façon bu ne dañuy gis ñu ngi gis tergal yeeg Lagos yeeg. waaw façon bu ne ñu ngi koy gis. c'est ça ñun ci biir ministère bi li ñu def bi problème bi amee dañoo taxawal ak borom xam-xam yi lu ñu tuddee protocole de confection d'un masque maanaam nan la ñu war a defaree masque pour mu mën a jëriñ nit ki di ko sol bi ñu ci liggéeyee ci protocole boobu ñu liggéey ci ay. prototype ñu am yu ñu defar bi ñu jàppee ne nii lañ ko tënkee ñu jël liggéey ko yónnee ko Kër Docteur ñu xool ko baax ñu ne yii masques yi mën nañ ko defar yooyu nag la ñuy commencé defar ni ñu am ci projet bu mag tàmbale pour 1 million de masques boo xam ni bëgg nañ ko séddale tailleurs yi nga xam ni ñoo nekk Sénégal pour ñu mën a def masques yi parce que gëm nañ ne fi ñu jëm nii il faut que sénégalais bu nekk am masque am wala ñaari masque am donc loolu tamit liggéey la boo xam ni xëy na dañ koy jox artisans yi waaye dañ leen ci dimbale waale ci biir liggéey xaw leen a xër de 1 million ci. tàmbale la phase pilote la waaw dañu am phase pilote de 1 million yoo xam ne ci fan yi lañ ko bëgg a indi c'était loolu kii la woon rek li tubaab bi on voulait mettre les artisans les pieds à l'étrier dañu bëggoon ñoom ñu xam ne masque bi mën nañ ko defar nii lañ koy defaree pour que waa Kër Docteur mën ko nangu donc loolu mooy programme d'1 million de masques ci phase pilote bi mais suñu yéene mooy fu artisan nekk ci Sénégal ñu jàngal la loolu nga xam loolu protocole boobu ba nga xam ne masque bi ngay def waa Kër Docteur ku ko takk dina la jëriñ mais loolu ci phase pilote bi rek ci démarrage bi. dinañ ci ñëwaat léegi sa teewaay fii ak sa naataango c'est pas un hasard ñoo ko tànn parce que dafa di ñi nekk ci sa wàll boobu artisan yi ñu ci bari xaalis bu ñu koy wuti. xëy na du ñu yegg ci banque yu mag yi ci li ñuy wax microfinance microcrédit ci foofu la ñuy gën a dem madame la ministre Zahra Iyane Thiam yaa yor wàll boobu est-ce que ñooñu tey li leen dal dinañ ñëw ci programme de résilience économique ak mesures yi nga xam ne nii moom la président de la République wax moom lay gunge secteur économique bi ñu bëri jàpp ni macroéconomie bi la xëy na du ruus ba law ci ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci suuf rawatina économie sociale et solidaire mais ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci wàllu ministre Dame Diop te nga xam ne xëy na am na lu ñu warloo ak seen diggante ak organe de crédit yi tey bu ñu encaissé wul xëy na fay bi du yomb est-ce que yegg nañ ci tey xalaat ci ay mesures d'accompagnement. waaw dina comme ni nga ko waxee dinañ ñëw ci programme résilience bi mais may fàttali ci biir programme boobu daf ci am pàcc boo xam ne dañ ko déjee secteur bi am na yuy ruus jëm ci ñoom
mais yeneen secteurs yi ni ñu jaglelee kenn ku nekk ab pàcc ñoom tamit noonu lañ leen jaglelee pàcc am na 100 milliards yoo xam ne ci biir programme bi dañ ko jagleel entreprise yu mel noonu mais pour ñëw ci sa laaj ni ñu ko waxee noonu la ndax secteur bi ma jiite muy microfinance ak économie sociale et solidaire moom mooy képp koo xam ne yaa ngi bëgg jug di war a wuti lebi koom te mënoo dem ci banque classique yi maanaam banque yu mag yi ndax xëy na garantie bi walla yi ñuy laaj yëpp matale woo ko nga mën a am aussi ci service yoo dem pour mën a am jumtuwaay yooyu ce qui fait que secteur boo xam ne waa artisanat dañ fay ñëw waa pêche dañ fay ñëw waa agriculture ñëpp fay ñëw lu bokkul aussi ak secteurs yi ci seen bopp li ñu am ndax secteur bu nekk am nga sa fond am nga sa kii booy dawal mais effectivement ñun ñoo chapeauté kuréel yi nga xam ne nit ñi dañ fay dem di lebi xaalis comme ni nga ko waxee am na activité yoo xam ne ñi ngi wëy même donte temps bi wàññeeku na mais ñi ngi wëy di dem tuuti xëy na di mos tuuti mais am na ñoo xam ne moom dafa taxaw liggéeyatuñu amatuñu comme te ay engagement war na leen ndax boo demee di lebi xaalis koppar dañ la naan mën nañ la may différé maanaam nga dawal juróom benni weer wala ñetti weer wala at waaye après weer bu jot am na looy fay loolu boo ko nattoon ci li nga waroon produire di ko liggéey di ko jaay jot ci sa bénéfice ak mën ci jël en charge say coût de production effectivement bu taxawee da ngay am problème moo tax ba président de la République également santoon ñu au-delà de mesures yi ñu jël yëpp ci wàllu secteur bi ñu xool naka la ñuy gën a mën a oyofalee engagement yooyu nga xam ne ñi nekk ci secteur bi dañ ko def déjà de manière indirecte ak mesures yi nga xam ne BCEAO jël na ko ci wàllu système bancaire bi dina répercuté wu ci ñoom à travers les SFD ndax bu ñu wàññee taux directeur yeeg yooyu am na yu bari ay mesures voilà décentralisées yu ñu jël day répercuté wu ci ñoom mais ci wàll bi nga xam ne surtout moo ñu concerné ndax état bi dafa am ay programme yoo xam ne daf koy jël di ko jagleel SFD yi pour ñu mën a lebalaat nit ñi xaalis lu ci mel ni Plasépris lu ci mel ni Palam lu ci mel ni FAISE lu ci mel ni FONCOICE fonds wu état yi dafa bari ci yuy dem ci secteur bu ne jaarale ko ci SFD yi pour ñooñu mën a lebal nit ñi xaalis te fonds yooyu tey état bi daanaka réflexion bu yegg la dinañu dem vers la suspension des remboursements donc mën nañ jàpp ne ñi leboon war a fay yépp li nga xam ne mooy orientation bi mooy ñu dem vers la suspension de ces crédits là maintenant diir bi ndax dañ koy def pour le reste de l'année ndax 9 mois moo ci def ndax au titre de l'année 2020 dañuy daal di dàq remboursement yëpp ba déwén wala dañ koy def pour 6 mois wala dañ koy def pour 3 mois ci fan yu néew incha allah dinañ wax askan bi li ci jëm mais li wóor mooy tey mën na jàpp ne tout ce qui est remboursement surtout yu jige ci fonds étatique yi moom président de la république joxe na dogal pour ñu suspendre ko. ok bu dul fonds étatique yi bu dee organe de microcrédit yi ak yooyu est-ce que dañuy bàyyi ku nekk ci coobareem négocier ak établissement wala boog directive lay doon boo xam ne yéen a koy teg état ñëpp dox ci. waaw xam nga est-ce que ñoom may nañ leen ko pour yombal leen ko wàll boobu ci seen i waxtaan. waaw loolu lu ñuy waxtaan la. tënku ko ba nga xam ne ñëpp ci tënku niñ koy defee nan nga ci bénéficier wu loolu yëpp dañ koy waxtaanee du ñu bàyyi kenn ku nekk dem ak boppam ci wàllu lu jëm ci état bi parce que aussi foog ñu xam ne institution de microfinance yi ci anam yu bari la ñuy jëlee la ñuy jotee koppar yi nga xam ne ñu ngi koy yor di ko leblewaat am na koppar yoo xam ne ci état bi la jóge koppar yooyu jóge ci état bi da ciy am dogal mën na ci am dogal waxtaan ceeg ñoom aussi parce que comme ni nga ko waxee xeex bi comme ñun ñëpp ko bokk dañu war a xàccandoor di dóorandoor kon lépp dañ koy waxtaani mais li wóor moom comme ay koppar yu état bi jëli la woon indi ko loolu état sañ na ci jël dogal te dina ci jël dogal maintenant des fois ñoom dañuy dem lebi ci banques yi ci seen boppam banques yi dañuy dem lebi BCEAO ñoom ñu demaat ci banques yi lebi loolu benn la des fois aussi dañuy dem ci yeneen établissement wala ci yeneen def levée de fonds donc ci wàllu boobu état mënu ci def dogal mais li mu mën mooy jaare ci partenaires yi ak ci décision yi nga xam ne buñ ko amee
par ailleurs mën na impacter secteur bi ñu def ko te ci wàllu yooyu yëpp wax dëgg yàlla ñu ngi ciy liggéey ndax secteur bi ñu yor aussi ñaari ministère ñoo ko séq suñu bos ak ministère des finances am na ci wàllu réglementation bi yooyu ministère des finances la ak les structures régionales communautaires donc ñoom ñooy xool yooyu mais lu ñu mën a jàpp tey mooy ci pàcc bu ci ne nga état bi am na ci taxawaay ci pàcc bi nga xam ne moom la concerné directement moom suspension des remboursements day am ndax dinañ xool nag léegi ndax ci at mi lay doon wala ci ñaata diir lañ koy def ak yan mesure mooy ànd ak moom pour que kenn ku ne mën ci gis boppam ndax secteur bi dañ ko war a dañ ko war a li ñu war a moytandiku feebar bi def ko mooy mu déréguler ko ndax secteur boo xam ne presque 30% de la population dafay dem ci service yooyu pour am lu ñu mën a defee seen wàllu yéeg ak jug ak daanu yéeg ak wàcc foog nga xool nooy maintenir secteur bi maintenir également ñiy def offre de service. souvent problème bi ci secteur bi mooy règlement communautaire bi UEMOA bi parce que souvent état dina bëgg a def leen lu mel ni kii wàññi taux d'intérêt bi mais règlement communautaire bi du ko maye est-ce que tey yéen a ngi ci dynamique bu baax ci. réglementation communautaire bi pour mu may leen ci wàllu oyofal boobu gis nañu président de la République xaatim fan yi éditorial boo xam ne nii jël na presque leadership bi ci Afrique pour que à un niveau communautaire ñu am waxtaan yoo xam ne dinañ ko amal parce que xeex jàngoro ji mënul yem ci Sénégal bu ko xeexee boo ko gañee te jeexul damaa tudd Gambie rek wala Guinée bu te jeexu fa xëy na du ñu sañ a ubbi suñuy frontière donc dina baax de façon communautaire ñu mën koo waxee est-ce que ci wàll boobu ci règlement communautaire bi dynamique bi mu ngi ci woyofal leen ko am déet. waaw xam nga loolu ay waxtaan la comme ni nga ko waxee Sénégal moom rek mënul dem ndax luy toucher benn réew rek day toucher yeneen réew yi donc dañu nekk ci espace boo xam ne fokk ñuy waxtaan di trouver ay consensus dans nos diversités ndax kenn ku nekk ak spécificité réewam. Sénégal mooy premier pays ci zone UEMOA en matière de microfinance daanaka. taux yi ñu am donte ñi ngi wax dafa élevé moo gën a suufe ci yeneen réew yi ñu seqal union bi yëpp mais ñoom également seeni spécificité fokk ñu jël ko en charge dans le cadre communautaire moo tax ñun yi ñu mbébét yaakaar ne bu ko union bi adopté dina baax ci réew yëpp dañ koy porter défendre ko mais dañ koy mettre également en contradiction ak les spécificités des autres pays ba tax na yooyu yu ñuy waxtaanee la ñu ngi waxtaan mais li ëpp solo pour man mooy li ne ci biir réew mi ak li nga xam ne si suñu coobare bopp rek la dépendre ñu maîtriser ko leneen lu dépendre ci coobare communautaire également ñu xool ñu ciy trouver ay waxtaan mais ce qui est sûr mooy question bi ngay wax ci wàllu luy gën a oyofal ak yombal koppar yi nga xam ne nit ñi dañ koy leb loolu foog naa sax na ci bopp askan bi yëpp ne président taxaw na ci mi ngi cee xalaat ñun ñëpp ñu ngi cee xalaat dinañu xool en fonction des situations nu mu gën a baaxee rek ñu def ko pour mu gën a oyof ci nit ñi surtout que gis nañ ne mën nga xëy le ciel te tombe sur la tête comme ni ko tubaab yi di waxee maanaam mu am feebar bu mel nii boo xam ne sa lépp la jalgati mettre les choses sens dessus sens dessous day gën a wane rek ci yan pàcc la ñu gën a war a taxaw état bi taxaw ci pour que ñu dooleel leen jox leen souffle bi nga xam ne ëllëg ak si biir su yenn métit yi wala yenn tiis yi di ñëw aussi dina fekk nga am un système bu ko mën a gàddu mën ko dékku. monsieur le ministre Dame Diop ñuy taxawee ci pàcc bi nga xam ne nii moom nga yor emploi bi moom mën nañ cee wax lu bari parce que gis nañu directive président de la République bi ci fexe ba feebar bi bañ a yàq liggéey jàmbur yi ci yenn anam ci bu ñu liggéeyul sax ñu fexe ba fay leen seen salaire maanaam ñu maintenir salaire yi am lu état bi warloog entreprise dinañ ci ñëw léegi mais boo jëlee programme de résilience économique et sociale bi dañ ko xaatim ci ñeenti pàcc yu mag bu njëkk bi mooy soutenir wàllu wér-gu-yaram ñëpp d'accord nañu ci deuxièmement renforcer résilience sociale bi mooy fexe ba rek nit ñi bañ koo yëg dund gi yeeg yooyu accompagnement bi waaye aussi beneen bi mooy assurer la stabilité macroéconomique foofu nag laa bëgg ñu taxaw parce que bu ñu nee macroéconomique souvent du ñu ci gis taaba yi nga xam ne wax dëgg fa yàlla ci yow la ñu wéeru naka la ñuy def ba programme de résilience économique boobu ruus ba yegsi ci ñoom ni ñu ko tojee
jërëjëf nga may moom. quatrième bi mooy sécuriser approvisionnement réew mi. fexe ba dara bu mu manqué loolu xam naa. jaxate yeeg yooyu la gën a intéressé. ceeb bi bañ a manqué yooyu ñoom. waaw jërëjëf jàpp naa ne dama bëgg a saluer pertinence su programme boobu le programme de résilience ndax 1000 milliards maanaam 1000 milliards lañ def ci programme boobu. mais yu ñuy dajale la taxawagul waaw yu ñu nekk di. si lu taxaw la 1000 milliards yu taxaw la. wax nga yéenee am mais xëy na woon na ñëpp ñu bokk ci partenaires yeeg ñëpp. waaw mais lu am la. lu taxaw la parce que tey boo jëlee pàcc bu nekk ci wàllu wér-gi-yaram liñ ciy def lu ci bëri ci programme boobu la bokk dund bii ñuy joxe ci programme boobu la jënd nañ dund bi ñu ngi koy distribuer. 69 milliards. courant bi ñuy fay ci programme boobu la bokk. 12 milliards. 500 moom ndox mi. 12 milliards 500. nga fay ñetti milliards ci ndox mi. nga fay nga yónnee ci diaspora bi 12 milliards 500 ñu ngi xool nag la. faisabilité maanaam nan lañ koy defee. ndox mi 3 milliards ak 3 milliards. rural ça fait 15 milliards. alors mais pàcc bi ci gën a solo mooy ci wàllu économie mooy pilier 3 boo xoolee répartition xaalis boobu ci 1000 milliards yi daanaka juróom-ñetti téeméeri milliards 800 milliards ci domaine boobu la dem mais loolu su ko président defee defu ko ci nen. daf ko def parce que dañuy jàpp ne tey suñu entreprise yi suñu liggéeykat yi ku ci nekk da nga ëmb gën ngaa néew juróom-ñetti nit donc soo jëlee liggéeykat yi nekk fonction publique yëpp nga jël liggéeykat yi nekk ci secteur privé bi ku ci ne ñooñu ci gën ngaa néew ëmb nga fukki juróom-ñett ba fukki nit. loolu moo tax programme bi beral loxo loolu noonu may saluer aussi que président jël première ordonnance bu mu jël. maanaam muy sauvegarde de l'emploi mu ne liggéeykat yi juróom-ñetti téeméeri milliards yooyu su ma ko dugalee ci liggéey bi c'est pour que ngeen bañ a dàq liggéeykat yi même bu ñu nekkee chômage technique ñu mun leen fay téeméer bu jot bu nekk juróom-ñaar téeméer jàpp naa leen loolu dina laal ku nekk ci ñun parce que kër bu nekk boo demee am na kenn kuy liggéey koo xam ne mu ngi dimbale juróom-ñett ba fukki nit donc kooku su fekkente ne état teg na mécanisme boo xam ne nii tax na même su liggéeyul su nekkee chômage technique muy am lam doon am dana permettre que loolu noonu mën a laal juróom-ñett wala fukki nit yooyu et loolu c'est très très important parce que lii xew nii tey nga xam ne daf ñu bett ñun ñëpp li ci gën a am farata mooy dund soo dundee ba pare nag nga mën a continuer am sa activité sa liggéey même su fekkente ne période bi liggéeyoo mais nga mën a am la nga daan am c'est toute l'importance bi nga xam ni moom laay jox programme parce que sur les 1000 milliards 800 milliards sont réservés pour la relance de l'économie et loolu dafa am solo donc dina tax ñu préserver ñu liggéey yi boroom liggéey du ñàkk liggéey mais dina tax aussi entreprise yi mën a jàll jafe-jafe bu metti bi pour que buñ ci jógee dellu ci seen ay activités donc dana ruus ci entreprise yi waaye dana ruus ci liggéeykat yi dana ruus aussi ci askan wi parce que liggéeykat yooyu ñoo yor kër yi ci biir askan wi. jeune ministre déggooguma ba léegi menuisier bi nekk fee ci koñ ba wala wuude bi yor mbaaram. waaw moom naka la ñu ko sóoraale ci programme bi bu dee liggéeyam taxaw na tey. parce que bu taxawul tamit. mel na ni ki taxaw na parce que gisatul ko mu jaay. waaw nit ñi génnatuñu. dematuñu xew yi daan am pour borom tailleur bi. xam nga tey kenn ñawatul wax dëgg fa yàlla bu dul masque yi nga xam ne nii war nañ ci góorgóorlu defar ko bu mu bëri. ñaw amatul gis nga ko traiteur yi daan togg tey lépp taxaw na. ñooñu naka lay ruusee bay si ci ñoom est-ce que dañ leen di wone leen lii seen wàll la. waaw xam nga li may faral di wax souvent que programme de résilience bi du wuutu sénégalais bu nekk ca la waroon nguur gi moo xool sous la direction du président de la République ne lii kat jafe-jafe bu metti la. mu seet sénégalais bu nekk nan la mën a taxawee ci sa wet pour oyofal la lool pour atténuer les effets de la pandémie jàpp naa ne tey su fekkente na nga jël 1 million ci ay ménages ñawkat ba wuude ba menuisier ba ma nga ca biir ñoom nga xam di nga leen mën a fayal ndox fayal leen courant jox leen ñu dund jàpp naa ne loolu la tubaab bi wax besoin primaire te tey foo tollee ci crise bu toll nii parce que bakkan nag dara gënu ko fort li ngay xalaat bu sa gannaaw bu sa bakkan muccee mooy nooy dundee parce que boo dundul ñàkk bakkan bi donc tey lii ñu def nii yëpp
dana bu la laalul ci wet gi laal na la ci wet gi parce que dégg naa suma naataango ministre du développement communautaire mu ne ñu ngi koy xayma ci fukki millions u sénégalais yoo xam ne li ñuy laal li ñuy def nii dina leen laal donc wuude ba menuisier ba ak cordonnier bi nga xam ne ñoo nekk ci koñ bi ñooñu ci communauté bi lañ bokk ay ménage lañ yor jàpp naa ne su la état féetee foofu wàcceel la dund bi wàcceel la fay ndox wàcceel la fay courant li ci des nag lu mu metti metti mën nga ko muñ encore une fois de plus may wax aussi ci programme de résilience bi pilier 3 bi su ñu jëlee 800 milliards def ko ci pour que entreprise yi mën a préserver seen ay liggéeykat loolu tamit dina contribuer ci garder pouvoir d'achat bi nga xam moom la sénégalais yi amoon donc sénégalais bi nga nekk ci entreprise wala nga nekk sénégalais lambda yor ménage yor kër donc ndimbal li dina la laal ci nii wala ci na leen. d'accord mais ci entreprise yi ñuy dimbale pour ñu maintenir emploi xam nga am na ay PME yi aaju ci soxna si madame la ministre ay PME yoo xam ne ay peut-être 5 salariés liggéeyatuñu dara. parce que loolu bari na fi tey ñoo xam ne peut-être sax ñu bañ a liggéey moo leen gënal. parce que bu ñu liggéeyee ñoom lu ñuy jaay au quotidien la te gisatuñu ko jënd. ñooñu ci li ñu leen di jàppale pour ñu maintenir emploi yi di fay ñoo xam ne liggéeyuñu. wala fay ñoo xam ne ni produire ñu wala bu ñu produire it amalu leen njariñ. ndax jaayuñu ko. naka lay demee. parce que ba léegi xamuñu moom ndax day bindu fenn naka lay demee. alors ni muy demee yomb na d'abord ci li ci jiitu mooy état dafa ne liggéeykat yooyu ci biir Sénégal amal na leen ñetti téeméeri milliards daanaka 302 milliards mu ne loolu da koy fay xam nga loolu. c'est-à-dire ci naka. non su fekkente ne yow da nga nekk ci BTP doon liggéeyal état. mu amee la 2 milliards. dette publique bi daal maanaam. waaw loolu dañuy ci 300 milliards dañ ko jël fay leen ko. pour améliorer seen trésorerie. beneen bi état ne soo taxawalee sa entreprise war a fay TVA ci fukki weer ak parce que booy commencer investir doo fay ay taxes. da ngay liggéey fukki weer ak ñaar soog a commencé. état ne nag au lieu ngay liggéey fukki weer ak ñaar soog a commencé dama ko yóbbu ci ñaari at. donc xaalis boo nga waroon fay day nekk trésorerie ci yow. état ne am na ci entreprise yoo xam bu ñu mësaan dem jëndi dañuy war a fay TVA état da leen war a rembourser TVA. bu ñu ko daan rembourser dana dem ci ñeenti weer état ne dana baral loolu pour que état nga mun a améliorer sa trésorerie. état ne la yow mi yor sa entreprise soo weer bi dee nga war a fay war nga fay ay impôt état ne différé naa impôt yooyu ba 2012 war nga fay te charge sociale état ne la différé naa ko ba juillet 2012 mais loolu yëpp soo ko boolee muy nekk une trésorerie boo xam ne nii xaalis bu frais la boo xam ne dina mën a tax nga mën a fay say employeurs même suñu nekkee en chômage technique c'est comme ça que ça va se passer donc état d'abord lu mu fàtte wax mooy ñaar téeméeri milliards yoo xam ni ay impôts et taxes yu entreprise yi waroon fay état baal leen ko 200 milliards. fay leen 300 milliards ci dette intérieure bi différer seen paiement taxes yi ak seen charge fiscale yi améliorer wax ne aussi différer paiement TVA bi man jàpp naa ne loolu nag entreprise bu am loolu war nga am as tuut soo xam ne nii même fii ak ñaar ñetti ba ñeenti weer bu nit ñi liggéeyul am nga de l'argent frais am nga de la trésorerie pour mën a fay. parce que xam nga bi nit ñi déggee 1000 milliards yi 300 milliards la ñu beral ñii. am nañu seen xel jàpp ni xëy na enveloppe bu taxaw la boo xam ne nii dañu koy séddale. du question yi baal ñu ay taxes wàcceel ñu lii teggeel ñu lii ba mu mat 300 milliards. ñi yaakaar ni dañ leen di woo ci guichet ne la yow lii nga yeyoo am demal suqalikoo ko du loolu kon. non am na ci li may lim nii am na ci pàcc yoo xam ni programme bi beral na téeméeri milliards yoo xam ni secteurs yi nga xam ne ñoom la mbir mi gën a laal muy restauration tourisme ak yooyu ak transport nga xam ne ñooñu même la presse nga xam ni ñooñu état am na téeméeri milliards yu mu réservé ci biir enveloppe pour seet naka la leen di jàppale loolu am na donc parce que tamit bu état fayeekuwul 200 milliards yi ngeen war a fay mais loolu aussi état da koy bàyyi parce que c'est de l'argent qui était dans le budget de l'état état baal la ko parce que yow fin mars jot nga war a fay say taxes war a fay ñaari milliards de taxes état ne jéggal naa la ko mais loolu yëpp bu ko defee c'est pour faciliter que nga am trésorerie pour mën a fay say liggéeykat sans pour autant nga dàqale loolu moo tax ordonnance bi am solo ordonnance bi président jëlu ko rek parce que dafa bëgg a solal entreprise yi ab corset wala forcer leen ko mais en amont dafa am ay yoo xam ne nii ay jumtukaay yoo xam ne ay mécanismes yoo xam ne teg nañ ko muy lu leer nañ yoo xam ne nii dina permettre entreprise yi mun a am trésorerie fii ak ñaar ñetti weer ñu mën a jéggi crise bi pour ñu mën a fay seen employeur
madame la ministre ci ni muy ruusee ci wàllu rawatina bu ma paasee microfinance microcrédit économie sociale et solidaire suñu yëmpaañ ma nekk fële ci Médina di jaay cere ak yooyu parce que yooyu mooy économie sociale et solidaire yi nga xam ne ni njariñ a ngi ci parce que am na lu ci nit ñi di jëriñoo bu weesoo jënd beeg jaay bi activité yëpp taxaw na tey ñooñu dañ leen di jàppale parce que ñooñu amoo loo leen baal ci taxe wax dëgg fa yàlla système boobu bu informel boobu nga xam ne ñoom presque amul dara lu ñu warloo woon seen diggante ak état te dinañ ñëwaat ak monsieur le ministre Dame Diop parce que unité économique yi nga xam ne nii booy wax ay taxes lañ lay baal ñoom xamuñu mooy lan parce que ñoom amuñu dara pratiquement ci système informel bi nga xam ne moo fi nekk ngeen nangu ko aussi en tant que état mu nekk fi yàgg fi amul fenn fu ñu warloo état ak taxe donc booy wax baal naa leen ay taxes ak yooyu ñoom gisuñu ci seen bopp ñooñu naka la ñuy def. waaw c'est que ñun tamit dama jàpp ne war nañu xool aussi war nañu harmoniser ni ñuy communiquer ak sénégalais yi parce que comme dañu bëgg ñun ñëpp ñu bokk dégg-dégg. am na noo xam ne foog ñun ñëpp ñu déggee ko noonu ndax man mi toog dama leen doon seetaan yàgg sama naataango bi ni leen nit ñi doon seetaane noonu laa leen doon seetaane mais xëy na recul bi ma am ak yéen ñaar li ngeen wax yëpp benn la. ndax yaa ngi ko naan dañu jàppoon ne koppar bu ñuy joxe la moom mi ngi lay wax fan la koppar gi ne kon daanaka vous avez dit la même chose ndax bu fekkee ne état dafa war a jël ci yow nga war a weer dee nga ñëw jox ko mu ne la weer bu dee bu ma jox téye ko kon kay yaa ngi xaalis bi état jox na la xaalis bu nekk ak yow procédure bi rek moo changé mais yaa ngi xaalis bi ba tax na ni ñuy jàppee appui état ci ñaari fànn la benn fànn bi mooy fànn formalisé comme ni ko ministre Dame Diop waxee yi mu lim sànq yëpp beneen fànn bi mooy fànnu informel bi te wax nga ko nee nga xëy na ñoom duñu fay taxe li tax peut-être bokk na ci li tax duñu fay taxe mooy kenn xamu leen kenn ràññeewul amuñu adresse amuñu tur amuñu maanaam demuñu wane voilà moo tax loolu xamuñu ko moo tax boo leen di dimbale aussi pour nga jug rek kenn ku ne nga xam mooy kan ba indi dimbal ci moom day jafe mais li ñu xam mooy ñi ngi fi ñoo bokk koñ yi ñoo bokk dëkk yi village yi ñoo bokk quartier yi te ñii nga leen di gis chaque jour ñu am activité boo xam ne ndax bu ñu demee ci kiy jaay cere bu xëyee jaay cereem wala mu bàyyi ba tàkkusaan mu jaay cereem ba 20h mu wàcc mu am junni boobu la lendemain dina ci génnee ñeenti téeméer yoo xam ne moom lay dépensoo ak peut-être def yenn toppatoo xale yi toppatoo njaboot ki am leneen loo xam ne moom lay jël jëndaat dugg gëm ak affaire yooyu pour mën a jaayaat ci guddi gi mais ñooñu di def loolu ci xaalis bi muy denc da ciy am pàcc boo xam ne da koy dajale bu weer jotee bu weer bi deewee nga fay sa luwaas fay sa ndox fay sa courant def si peut-être sa yeneen i mbir loolu président état de comme ràññaatle wu ma leen yéen ñëpp kon dinaa def ci weer bii ñu ñëw bu kenn fay ndox xaalis bu dolleeku ci sa gafa gi la donte xamuñu la bu kenn fay courant mu dolleeku ci yow mais mu teg ci leneen lu am solo mooy li ministre doon wax sànq mu yëkkatiwaat dundu jox la kon yow donte amatoo junni xëy na feebar bi ñëw na yaa ngi am juróom benn téeméer waaye ñeenti téeméer yi état bi wuutu na la fa ci mesures yi mu jël yépp noonu la dimbalante moo tax aussi fokk ñu xamal ñu déggandoon ñu nag sénégalais ne du koppar boo xam ne dañ koy jël séddale ko kenn ku ne mais ci yow mi sa bopp ci sa poos koppar ba nga doon génnee di delloowaat ci biir sa dund am na loo xam ne état bi teggil na ko mais li nga xam ne am na ndax quand même wax dëgg yàlla sànq yaa ngi ñuy laaj yéen ministres yi nan ngeen dundee feebar bi am na pàcc boo xam ne aussi xëy na moom ñëwu ci man ñëwuma ci mais lu fi ne la nit ñi dañ lay woo suba ba ngoon jot dimbale ma jàppale ma aw ma lii aw ma laa te kenn xamul nu mu toll te loolu ñu lay wooye yow sa bopp da ngay dem ba làqatu ndax doo xam nan ngay def ak nit ñi mu leer la lu metti la moo tax ba fokk aussi kenn ku ne xam ne jamono non seulement dafa soppeeku mais fokk ñu gën a xóotal suñu xel yi ci xalaat naka la ñu war a dundee ak li nga xam ne état bi jot na ko indi ak ñun liñ doon am ak feebar bi li mu laaj loolu fii ak kenn ku ne ci ñun defu ko
donte sa xol yaatu na sa poos yaatu na doo mën a fekk kenn ku nekk këram jox ko mais li nga xam ne état bi indi na ko foog ñu bokkandoor ak askan wi xam ne du lu ñuy yëkkati di ko distribuer parce que loolu rek kay tax ku nekk woote ne jotuma wala gisuma wala ñu indi débat boo xam ne daf ñuy sonal perdloo ñu énergie ci bu ñu mënoon jël gën a xóotal nii ñu toogee kenn ku nekk li la war lan la mais xam ko ma ciy profité waale di lancer message ndax vivre yi ñuy distribuer tey suñu responsabilité ñun ñii en tant que citoyen kenn ku nekk mooy ku ñu ñëw jox ñaari saak nga am maqaama wala nga am dépassement bu toll ni ne jox nañ ma ba pare joxal sama morom loolu vraiment appel bu may def la parce que feebar bi li mu njëkk laaj mooy ñu ànd solidarité gannaaw mesure yi ndax plan de résilience bi dinañ ci ñëw xëy na mais buñ ko faram fàcce di nga gis ne amul benn secteur bu ñu bàyyi benn ba ci suñu retraité yi nekk diaspora sax am na lu ñu jël jagleel leen kon nga xam ne vraiment essayé nañ ratisser large pour kenn ku ne gis ci boppam mais comme ni ñu waxee ci feebar bi rek geste barrière am na mais ñun tamit suñu taxawaay lu am solo la ci xeex. Très bien dama bëggoon Ablaye Sow ma compléter son madame la ministre yaa ngi wax léegi ci jaaykatu caaf bi jaaykatu cere bi waaye ñooñu ci kër lañ jóge ci ab ménage lañ bokk et wax nañ que ne ñi boroom xam-xam ñi jàppoon ne ñooñu dañoo yeyoon ndimbal matuñu million un peu moins de 600 000. C'est ça. Président ne naa dem ci 1 million de ménages donc 400 000 ménages yoo xam ni dañ leen wuti au delà ñi nekk ci registre national unique bi ñu wuti leen pour ñu indi leen dimbal ñooñu nag ci kër lañ jógee ci quartier lañ jógee ci village lañ jógee ministre bi ne sur instruction du président de la République nañu def ay kuréel ci village yi ci quartier yi pour waxtaan parce que ñun ñi suñu dëkkee ci ab koñ yow mi kat Ablaye di nga xam ne Dame Diop mi kat yeewu nañ dimbal mi ñu d'accord ne kon nañ bind Dame Diop mi donc ñooñu tamit dina ruus ba egsi ci ñoom parce que ñoom it ci koñ lañ dëkk ci quartier lañ dëkk ci commune lañ jógee te communes yooyu yëpp quartier yooyu yëpp koñ yooyu yëpp ndimbal bi dina fekk et c'est important comme madame ministre li mu ko waxee sooy li ma wax léegi rek ndimbal bi ñëwul pour wuutu entièrement nit état ci nit ki ci lim lépp lu mu war a def mais jàppale la boo xam ne nii jàpp naa ne ku ci jot ak booleeg la nga doon yëngatu war ngaa mun a traverser facilement crise bi donc loolu tamit lu c'est à rappeler. ma feelu madame la ministre bu ma kenn woo ma nit bu émission bi jeexee ministre yi bàyyiwuñ fi dara xaw ma sax seen numéro Chérif Dia moom ngeen di woo voilà monsieur le ministre. am na gaa yoo xam ne ci yow la ñu bokk. gis nga doxalinu séddale boobu. yëpp xool nañ ko gisuñu seen bopp ci benn rawatina bi nga xam ne ci koñ bi ñoo fa dëkk xamante nañ ñu ne ñoom atelier ñu ngi fay xëy 7 heures 20 heures la ñuy dugg ci koñ bi xamuñu chef de quartier bi xamu leen. bu ñu la laaj chef de quartier bi ndax gars yi fi lañ bokk ba moytul dina leen teggi ne ñii xawuma leen dëkkuñu fi est-ce que dina perspective wu xëy na bu weesoo ci quartier yeeg yooyu marché yeeg yooyu mën nañ leen mën nañu ko yaatal ba. c'est-à-dire du ñu bàyyi kenn ñaareel bi waxtaanee woon nañ ko waaye ñu waxaat ko fii. parce que jotaay ya bokkul. ñi nga xamante ni mosuñu soxlaal kenn dara dañu daan liggéey di suturlu boot ay nit mosuñoo soxlaal kenn dara. tey ñu nekk ci situation wu ñoo gën a soxla ndimbal parce que ñoom ka nga xam ne ñàkkoon na xëy na xam na nu mu doon débrouiller mais nga daan am jékki-jékki ba bés amatoo dara. xëy na kooku jaaxle dikkal na ko xamul fu mu koy jooyee. te gisul boppam ci maanaam fichier wu ñu war a dim bu weesoo registre unique boobu bu ñu ko yaatalee mën naa am ñu tëb ko moom parce que dañ naan salarié la te am na lu muy fayee ko te xëy na yaa ma gën a xam li nekk nag ci dëkk bi wax dëgg fa yàlla patron yi chômage technique bi xëy na yéene président la koy egg waaye nag ñuy doxalee léeg-léeg pas de travail pas de salaire la loolu moo fi gën a bari waaw mooy day dellu ci li ma waxoon léegi rek ne mbir mi moo dal ci ñëpp nañu doon dunde démb mënuñu ko dunde tey muy ministre muy artisan muy journaliste muy keneen parce que mbir mi su ñëwee dal ci suñu kaw dañuy defaraat suñu toogaay
ajuster suñu li ñuy am ak li ñuy dundee ak méngale ko ak jamono. yéen a ñu gën a résilient monsieur le ministre. boo xoolee li sama parce que da nga ko wax sànq ci début waxtaan bi que ne. ñun mun nañu dès le premier mois mais yéen résilience bi quand même. lan mooy quotidien ministre madame le ministre wax na ko dëgg la. d'abord boo demee ci liggéey bi. parce que tamit bu ñu fàtte ne ñun suñu quotidien d'abord mooy li ma waxoon léegi joxe exemple ci barrières yi mais ci geste barrières yi. mais suñu liggéey aussi mooy dossier yu mag yi nga xam ni ñi ngi fi tey xeex bi mbas mi du tax ñu fàtte ko donc parce que loolu ay programme la yoo xam ne ni parce que man damaa jàpp ne day am après mbas mi mais suñu toogee rek ñu jël suñu xalaat yépp ak suñu doole def ko ci mbas mi xëy na bu mbas mi jeexee jógaat bi dina metti loolu moo tax président instruire ñu que ne au-delà de li ñu war a def ci xeex mbas mi dossiers yi nga xam ni c'est des dossiers importants dans nos différents ministériels ñu koy topp di ci liggéey mais loolu su weesoo ñun ay sénégalais la comme ñëpp dañuy ku ci nag da ngay dem fa nga dëkk la nga am nga bokk ak say mbokk parce que mooy appel bi madame la ministre di wax que ñun ñëpp au-delà des ministres parce que ministre bi kenn la rek ci société bi mais ñun ñëpp war nañu mën a tey aujourd'hui faire jouer suñu capacité de solidarité te sénégalais yi ñu ngi ci parce que bu ma déggee ne ci jàppale bi nga xam ni ñi ngi yëpp daanaka am nañ ci fukki milliards ak juróom loolu du lu ndaw donc c'est pour dire que ci sa question jamono bu soppee da ngay soppi ak moom parce que xëy na ñun daaw ñu dox di takk ay masque daaw ñu raxasu 30 minutes ñu rek xëy na daan nañ dunde x mais nag comme jamono changé na x boobu nag danga koy wàññi donc loolu mooy appel bi nga xam ni moom lay woote parce que lii nii wax naa ko bërki démb ci benn rajo mbas mi dafa war a nekk opportunité ci Sénégal ak ci Sénégalais ñu jàng ci ne am na lu bëri loo xam ne ñu ngi koy def tey wax dëgg yàlla mën na ñàkk yenn dox yi mun na ñàkk yenn dépenses yi mun na ñàkk yenn jëfin yi mun na ñàkk parce que deewuñu nag ñi ngi fii te ñi ngi dund xëy na sax ñi ngi may wax sa benn xarit ne léegi sax xëy na nit ñi nañ teel a tëdd parce que la santé va se porter mieux mais loolu yëpp crise bi lii bi mbas mi daf ñu war a indi ñu xalaat ci loolu ci suñu dundin ci suñu nekkin am na yoo xam ni nag jàpp naa ne war na mën a mais lu mel ni su ñëwee il faut ñu defaraat toogaay yi comme ni wax que nga daan amuloo wala nga daan taaba nga defaraat toogaay yi pour mën a ajuster wu en fonction de li ngay am nii donc ci loolu lay woo sénégalais yëpp. madame si yaakaar bu ñu jógee ci li rattrapé ndawtal yeeg yooyu yëpp dellu si. waaw non foog mu dellu si sax man moom du ma toog fii na dem contre ndawtal. monsieur le ministre nee na nañu wàññi xew yeeg. demlante waaw mais ci lim ci wax noonu la. soo ne nañu defaraat toogaay du caageen ne da ngay bàyyi la nga doon def yëpp mais da nga ciy xool lenn lu ne. àqam ak gëddëm nga jox ko dara dootul ëpp xam nga ci defaru bi man bi may ñëw tey maa dawalal sam bopp ndax yaa ngi xalaat sa chauffeur bu la indee ba 6 heures su la waree déposer ñibbi xëy na couvre-feu bi fekk ko fa donc nga ne garaawul bu ñu liggéey bàyyi man ma sol sama dàll dem moo fi jógee dem yooyu da ngay réajuster waat sa ordre de priorité te wax dëgg yàlla tey sénégalais yi wane nañ ne ñi ngi ci loolu maintenant nag li nga wax aussi lu am la am na ñoo xam ne ba léegi xamaguñu exactement ndimbal li naka la waree mën dem ci ñoom parce que gis nañ ne liñ doon def taxaw na wala comme ni nga ko waxee koo xam ne mësul soxlaal kenn te tey jafe-jafe dikkal na ko jaaxle na mais yooyu yëpp pour man dama jàpp li ci ëpp solo au-delà de yan solution lañ ci war a indi mooy nañ ko xam ba pare ndax nañ ko jëf bu nekk nañ ko waxtaane mooy jiitu donc peut-être war nañu mën a joxe ay numéro vert yoo xam ne wala comme citoyen ni ñu koy defee à chaque fin d'émission ñu contacter leen ne leen man nangam ñu am retour ci conditions yi doo mën a def politique bu nekk ak kenn ku ne nga jagleel ko dara mais di nga def loo xam ne dina mën a toucher la majorité en tout cas li ñu àdduna bi jàngal li ñu dund expérience lim ñu wan mooy toujours dans des situations da ngay gis ñoo xam ne ñoom dañuy maanaam affaire bi da leen di mooy loolu du ci lii rek mais ci tout dans la vie di nga gis ñoo xam ne dina am ñoo xam ne du ñu bokk daal du ñu bokk mais lii nag ñun suñu taxawaay tey mooy fexe ba le maximum bokk te loolu pour le maximum bokk état bi li mu waroon def na ko plan de résilience 1000 milliards président taxaw ne secteur bu ne nañu fexe dugal ci dara kon li ci des aussi ci ñun nit ñi la suñu taxawaay mais
yaakaar naa loolu suñu génnee ñun dinañ ko xool ñu jéem a wut numéro vert boo xam ne dañ koy mettre à la disposition des acteurs ñu mën ñu jox ay retour déjà ñun am na enquête yu ñu nekk di def ci ministère bi ndax am na fonds bu ñu yore woon jàpp naa ne mën nañ ko réorienter pour identifier ñi nga xam ne ñi ngi woon ci dara di yëngatu parce que c'est ça aussi microfinance ñëwul pour séddale dafa ñëw pour gis kuy liggéey mu taxaw la loolu aussi dafa war a leer kon doo gis ku doon tëdd di nelaw xëy ñëw mu ne bon ñi ngi séddale nañ ma sédd mais dinañ fekk ñi doon liggéey te seen capital xaw a sooxe parce que tey li ñu nemmeeku ci secteur bi mooy par exemple recouvrement am na problème paiement am na problème qualité portefeuille crédit bi mi ngi commencé détériorer wu tuuti donc yooyu ay difficulté la yu ñu ràññee donc yan taxawaay lañ ciy indi dina am beneen bi wax nga ko tuuti junj nga ko am na aussi problème de citoyenneté buy posé wu ndax avant may ñëw ci loolu laa doon discuter nit ñi ci quartier yi nañu fexe xam yan ñooy auxiliaire de l'État yi ñu mën a rapproché wu ci ñoom da ngay mel ni étudiant bu dem à l'étranger ne doo dem consulat doo am carte consulaire mar d'état bu fa dara dalee bu ñuy répertorier yow kenn xamu la kenn du xam ne yaa ngi fi donc baax na aussi citoyens yi di mën a dem ci délégué yi mën a dem ci village yi loolu du am problème boo demee ci sama mbokk yi tey ba ngeen ma nuyu leen au passage commune de Nabadji boo demee ci ñoom mais chef de village bi lu fa xew dañ naan ne ñu yéene ci jumaa ji ñu joxe seen ñeent fukk ñu dem wax ci micro jumaa ji nangam ak nangam xew na nangam ak nangam am na nit ñëpp génnandoo ñëpp yëg donc ci village yooyu amul problème ils sont bien structurés bien organisés mais boo ñëwee ci quartier yi da ngay ñëw dëkk fa kenn xamu la yow xamoo kenn mais bu ñuy joxe dara naka nga ciy bénéficier wu donc ces questions de citoyenneté là également mbas mi daf ñu war a permettre ñu xool naka lañ ciy def ça aussi c'est important. au-delà dëkk taax moo mel noonu ñu bàyyee ko monsieur le ministre Dame Diop man waa Njaareem la bawal la non en fait au-delà de la citoyenneté loolu daf may permettre ma wax tey suñu mbokk Sénégalais yi de manière générale mais particulièrement artisans yi mën nga nekk entreprise artisanale mais formalisé wu c'est très important xam nga malheureusement ñun bool bu ñuy yëkkantu ci activité boo ñu waxee formalisation rek dañuy jàpp taxe fiscalité impôt diis na tamit mais jàpp naa ne tey am na entreprise artisanale yu bari yu formalisé wu tey ñu ngi ciy génn bu baax a baax te yu mel nii mooy tax formalisation am solo parce que danañ la identifier danañ la xam pour que su état waree teg loxoom fenn mu xam ne fii lay teg loxoom donc ñu comprendre que ne formaliser wu du nekk inconvénient au contraire avantage la ëpp que ay inconvénient parce que ñoom inconvénient dañu jàpp ne fay impôt la mais fay impôt tamit dama jàpp ne baax na parce que bu ñu fayul impôt duñu tabax école duñu tabax hôpital duñu tabax dara c'est un acte citoyen donc j'en profite pour que lii daal comme ni ma waxee mbas bi opportunité la war a nekk pour tous les Sénégalais parce que madame la ministre mi ngi wax tey mi ngi dawal ñëw moom rek xëy na beneen yoon ne mën nañ xool ne jàpp na ne léegi ministre yi xëy na comme ni ko président commencé mën nañ ñàkk chauffeur parce que y a beaucoup de am na yu bëri yoo xam ne nii dañ ko defoon suñu bopp en tant que sénégalais te comme ni wax rek mbas mi wane ne lu mën a ñàkk la. na tax sax ñu xool ci suñu wàllu bu mujjee bi ëllëgu lii bu fi jógee naka la ñuy dundee mais borom xam-xam yi dañoo wax ni conséquences yi xëy na du doon ci juróom-benn weer yu njëkk yi ndax xëy na entreprise ba amoon na tuuti trésorerie muy sax PME bi amoon na tuuti lu mu denc. xëy na du ko gaaw a génnee. bu ñuy natt pour joxe ndimbal danaan denc ma dara. mais am na lu mu denc ba dina ci taaba ci juróom-benn weer bu juróom-benn weer yi passé nag la suux gi di tàmbali ndax madame la ministre fi mu junjee léegi organe microcrédit bu dee am na lu ñu ko teg pour mu woyafal ko xëy na ci weer yu njëkk yi. mën na ko àttan mais bu demee ba benn moment parce que am na yeneen engagement yoo xam ne ña ko teg oyofaluñ ko mën na ko indil suux moo tax ci programme de résilience économique et sociale bi bu ñuy wax rek dafa mel ni programme d'urgence la ci li ne këtt ni jonn pour ñu lijjanti ko mais est-ce que projeté wu na au-delà juróom-benn weer yi ci at mi parce que programme de relance économique ci li nga xam ne nii moo manqué te ñu teg ci bët teg ci baaraam ci mbas mi ci exemple yi ngay joxe ci loo xam ne ni am na fi ci réew mi ñu war koo mataluñu ko programme daf mel ni gisin bi soriwul pour projeté wu ci relance bi
waaw si gis-gis bi sori na bu baax a baax. daf mel ni ci urgence bi la xëy na boo nee bon lu ne kët ne jonn moom da ngay lijjanti loolu ba pare waaye jàpp naa ne président ni mu ko waxee ci discours 3 avril wax naa ne wax na li xew tey wax nan la ñuy def gannaaw loolu parce que comme ni mu ko waxee day am après Covid fondamentalement j'allais même dire l'ordre mondial maanaam àdduna bi ni mu taxawee woon. dootu ko taxawee après Covid 2019. est-ce que duñu bàyyi rek di ko wékk sax ci ordre mondial wax suñu ordre. waaw ci ñun la mais xam nga yaa ko wax léegi ne feebar bi tey même tey bu ñu yàlla suturaale bañ génn ci du ñun cundum ñun dañuy bokk ak yeneen réew ba na bokk nekk ci ab àdduna. boo xam ne nii tey feebar bi bu jeexee Sénégal it ñu ngi ñaan mu jeex fi mu gaaw te gëm naa ne dina jeex mais mu jeex ci yeneen réew yi ñu wër génn fi pour que ñu mën a dellu mais li ma bëgg a wax mooy bu ñu jógee fii àdduna bi yëpp dana soppeekuwaat mais loolu moo tax may saluer le leadership du président de la République Macky Sall bi mu wootee sur un nouvel ordre mondial et loolu ñun Sénégal mënuñu dem ñun kese UEMOA mënul dem kese mais c'est dans le cadre de l'Afrique que nañ ko mën a def donc suñu jógee fii li katti ne joonu tey mooy dund bi suqal taxawu entreprise yi secteurs yi ba nga xam ne duñu suux pour que suñu paree ñu mën a relancer waat ndànk-ndànk loolu moo tax c'est pas une affaire man jàpp naa ne xëy na dund bi c'est ponctuel mais sauvegarder suñu économie ba du nërmeelu parce que su nërmeeloo mu metti de sauvegarder suñu économie ba du nërmeelu bu ñu ci jógee bu ñu yàlla mayee ñu weesu lii ci ñetti weer yi entreprise yi mën a relancer waat xëy na il faudra du temps pour que ñu demaat parce que borom xam-xam ñi naan juillet ñi naan août ñi ni sax gis ba septembre mais jàpp naa suñu amee état bu leen taxawu ci jamono yi ñu toll nii ba nga xam ne duñu daanu après su lii weesoo dinañ mën a relancer petit à petit donc et bu boobaa comme j'ai dit parce que crise bi tey dañuy rafet njort rek borom xam-xam yi ñuy wax ne fii ba juillet peut-être mais xamuñu de quoi demain sera fait. il faut que donc ngay ajuster wu en fonction du moment. et jàpp naa ne président de la République wane na yoon bi parce que bi mbir mi commencé la jël des mesures au début sax nit ñi d'accord ñoon bi ñu ne suñu étudiants yi nekk waan dañ leen war indi ñu coow mais je salue cela que nga xam ni à chaque étape nga waxtaan ak borom xam-xam yi ñu wax ne lii moo jaadu muy borom xam-xamu wér-gu-yaram muy borom xam-xam économique muy borom xam-xam communautaire social lii moo jaadu ci jamono bi nga trouver ay voies et moyens pour def ko loolu aussi war nañ ko saluer parce que état taxaw na ci wetu doomam taxaw ci wetu aussi économie. Madame le ministre convaincre ma de man ci perspective bu gën a sori. non moom li mu wax gis naa urgence bi wax dëgg fa yàlla nangul naa ko ci ci weer yu njëkk yi. mais ci programme bi est-ce que teg nañu jéego pour lu gën a sori. waaw mais man kon xanaa maak moom yëpp duñ la convaincre ndax mënuma jéggi li mu wax noonu la wane na ko ndax dafa déparé ci discours 3 avril u président Macky Sall bi nga xam ne moom perspective d'après Covid bi tracé na ko ci discours bi. ndax nee na il faut consommer local. mu ne il faut promouvoir le panafricanisme renforcer cela deuxième perspective. il faut également un nouvel ordre mondial. mooy 3 axes yi nga xam ne voilà ce que doit être l'après Covid. naka nag lañ koy defee naka lay amee loolu d'abord nee na foog dette bi dettu état yi ñu annuler ko. pour la relance dafa am ay conditions yoo xam ne moo ko war a mën a garantir la dette des états foog ñu annuler ko mu porter débat boobu mu ne naa teg plan de résilience boo xam ne entreprise yi kenn ku ne fa nga taxawoon même booy dellu ginnaaw benn pas ngay dellu walla ñaar mais doo daanu ndax comme kenn xamul affaire bi fan lay yem comme ni ko ministre waxee foog nga sauvegarder li nga am mais impactu crise bi réellement duñu ko mën a xam même bu crise bi jeexee ba mu def 3 mois ndax l'impact day durer moo gën a gudd les effets on les ressent mais l'impact dina jël diir et diir boobu muy jël dina la permettre yow nga xool fan ngay teg sa politique réellement ak lan ngay am pour dem sa politique compte tenu maintenant de ce que le ministre avait dit sànq mooy les grands chantiers yi ñu am dañ koy continuer di dawal comme ni personnel santé bi di def ñi ngi gérer Covid mais à côté am na yenn feebar yoo xam ne war nañ ko gérer donc ñun dinañ gérer les effets économiques durant la période de la pandémie mais également suñu yeneen chantier yi nga xam ne mooy permettre aussi suñu économie di taxaw ñi ngi koy liggéey et donc tey la perspective elle est définie par le chef de l'État yow tey waratoo toog ak di nga maîtriser sujet bi ne xamoo lan mooy perspective état ndax état nee na consommer local
ça veut dire dinañ développer entreprise yi. dinañ xool naka la ñuy mën a gën a moomee suñu bopp gën a bay li ñu soxla dund mooy li nga doon wax ci sa njëlbeenu émission stockage yi nga xam ne dinañu permettre et cetera donc yooyu yëpp mooy le consommer local panafricanisme bi mooy. mbas mi wane na ne les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts gis nañ fi ay groupe yoo xam ne bi yëf yi jaxasooy ku nekk da nga dem sa boor ne sama bopp laatal donc aussi ñun entre africains ñu gën a dëgër gën a am suñuy instrument suñuy institution yoo xam ne dinañ ñu mën a soutenir comme yenn ko peut-être banque européenne defee wala ñeneen def ñu am ay structure bancaire yoo xam ne aussi dinañ mën a dimbali état après nag li ci des mooy dette bi ordre mondial bi muy wax ne tey bëggatuñu ay corridor alimentaire wala humanitaire on veut développement émergence effective et nit ñi taxaw nañu gis nañu loolu pare nañ pour def kon c'est la perspective est claire. mais président xam fi mu koy njëkkee ngeen wax ko mu jëndaale ci pomme de terre bi ci ñaay beeg sable boole ko ci ndugg mi parce que mu ngi fa bu ñu ko fa bàyyee mu yàqu ci loxo maraîcher yi nga xam ne ñoo ko bay def naa bu ko boole woon ci ndugg bi ci ceeb bi ak diwlin beeg yooyu dina arranger ñi may bañ a tudd. en tout cas madame sa jigéen yooyu naka lañ tuddati ak si naka la coopérative boobooti nga xam ne fu ñu la fekk rek. mooy mbaadu les consommateurs des SFD. voilà non les bénéficiaires là de microcrédit actif MECSE non. waaw ñoom la waaw fii la association des consommateurs du système financier. voilà bon dama gis. fu ñu dajee ak ñoom rek xaw ko sàmm bayaan xam naa daf leen gàddul bor bi. peut-être que voilà madame Louise dina leen gàddul yéen seen bor. monsieur le ministre yow xam naa ni waa CONAS ak. artisan yi waaw maa ngi dalal seen xel bu baax. emploi bi wax nañu ci préserver emploi yi waaw loolu moo tax xuusuñu ci bu baax mais parce que nit ñi nekk yëpp voilà waaw je pense que war nañ ci encore waxoon naa ko léegi saluer président parce que c'était très fort que après la loi d'habilitation président jël première ordonnance pour aar liggéeykat yi ak liggéey bi ça c'était quand même évaluer ngeen ci weer bi xëy na weer bi amul impact dëggantaan patron yi dëgëruñu. non je ne pense pas man jàpp ma ne patron yi dinañ dëgër. parce que ay amagul xëy na fin avril bi lañ koy xam. parce que ñi ci ëpp fin mars ñu ci bëri fay nañ. peut-être que fin avril la ñuy xam mais jàpp naa ne patronat bi ay partenaires ñi ñu teel a yóbbu chômage technique concrètement pour ñu bëgg a xam naka la ñuy def c'est-à-dire bu leen seen patron bëggee njublang parce que mën naa ñàkk mën naa am aussi. non ordonnance bi wax na ko ordonnance bi même boo nekkee chômage technique da ngay nekk à la disposition ci sa employeur bu la soxlaa ci yenn tâches yi ci yenn liggéey donc je pense que fin avril la ñuy am première réaction yi parce que ñi demoon chômage technique yi fin avril mooy nekk seen premier mois mais comme ni ma waxee gëm naa ne patronat bi de manière générale ay partenaires état lañ parce que li may wax souvent rek ñoom aussi dañu am quelque part une mission de service public gëm naa ne warul am jafe-jafe et que su amee sax war nañ ci mën a waxtaane pour trouver ay solution jërëjëf nekkoon suñu duo ministre bu ñu njëkk gane si ñu ngi leen di gërëm vraiment ci leeral yi voilà ñu leen di gërëm di fàttali ni feebar bi moom mu ngi fi ba léegi c'est ça li ñu ciy sauver ku ne mën na ko ñu fexe ba fàttaliku ko bu baax raxasu set wàññi génn bi yitte yi bu dee juróom la ci bés bi ñu dajale ko def ko benn dem dox ko ñëwaat te nag séddale dund gi wax dëgg fa yàlla bu tàmbalee parce que ñu ngi ci koy yóbbu góorgóorlu xëy na comité yi koy distribuer dinañ wax naka lañ koy doxalee bu dee nit ki day toog ba ñu ñëw fëgg këram jox ko moo gën waaye nag distribuer dund gi moom dajaloog mbooloo yàq na li ñu defar yépp te loolu ku ne war na koo moytu parce que loolu nag waruñu caa yegg ci ne distribuer dund ga ca la feebar bi jaaree law loolu musiba la nañu ko moytu bu baax ndax ñu toog suñu kër sax woor ñaari fan ñetti fan moo gën vraiment ñu dem di xëccoo dund ga ba jëlee fa lor gi indi beneen musiba di leen gërëm di leen sant madame la ministre Zahra Iyane Thiam ñu ngi lay gërëm bu baax merci d'être venu Alaaji Daam ñu ngi lay gërëm bu baax merci beaucoup demain un autre point corona sur télévision Futur Média ci kanam le soir d'info et puis le journal 19h30 et 20h jërëjëf Badu di kolera, badu